asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum yéen waa diaspora bi rawatina yéen ñu safoo ndamoo di bàyyi xel seen télévision Chamo TV tey nag ñu ngi fii ci parcelle seet si suñuy maman ñu def ba mu baax macha allah gis leen ñu def seen hôtesse yu baax maman na nga def. maa ngi fin sama doom. yaa ngi ci jàmm bu baax. alhamdulilah alhamdulilah. waaw tey dañoo ñëw nag gis jotaay bi yaa ngi lool macha allah ñi ngi def ba mu baax ngeen def seen i hôtesse yi jongo ma pire ma bëggoon xam lu xew fii tey. waa tey ñun dañuy fêter suñu journée de la femme di fêter suñu 12 ans d'existence INAFRES waaw ci la ñu jël nag choisir ay thèmes yoo xamante ne dañuy wax ci autonomisation de la femme di wax ci nutrition bi nga xamante ne tamit ci la ñuy yëngatu waaw ndax ay toggukat lañu. macha allah loolu rafet na ndax ñu ngi ko gis ci plat yi yéen ngi def ba mu baax plat yi yaa ngi na macha allah ndax c'est la première fois ngeen def ko. C'est pas la première fois mais ay concours lañ doon def tey dañu ne nañu toog évaluer suñu bopp ndax kuy togg xam nga façon togginu Sénégal rek lu la neex nga dugg ci biir léegi ñu ne nañu woon ñu gën a ñu ko jàng seen xel màcc ci affaire nutrition ñu ñëw waxtaanal ñu ci nu ñuy toggee ak nu ñuy defee pour ñu gën ko yokk Sénégal jëm kanam. macha allah gis nañ plat yi rafet na tarkalla macha allah rafet na torop mais maman ndax yéen a ngi ciy am ay gàllankoor ci affaire de frais beeg yooyu noonu. ñoo ngi ciy am ay gàllankoor am pagay ndax xam nga produits locaux yi pour valoriser ko dafa laaj moyen matériel bi te dañu am jafe-jafe matériel am jafe-jafe financement mais malgré loolu yëpp ñoo ngi jéem ci suñu ay moyens ba jéem di wone li ñuy ñaan kañ mooy état ak ay yeneen partenaires yu ci mën a jàpp ndax boo gisee kuy jàpp ci koom-koomu réew lu jëmal sa réew ca kanam dañ leen di jàppale te ñun ñoo ngi bokk ci ñi participer ci développement dëkk bi ñuy ñaan rek ku ñu mën a dimbale ku ñu mën a kii surtout état ci programme bi moo woote autosuffisance en riz woote consommation local te ñun ñu nekk ci biir wax dëgg yàlla nañu gëstu. waa yéen a ko déggandoo kon état bi bàyyi leen xel suñu maman yi ndax ñoom ñi ngi teel a yeewu guddee wàcc di def ba mu baax lu ci mel nii wane na ko filnal na ko macha allah léegi ana lan ngay ñaanal waa Chamo TV ñi la teg. di ñaanal waa Chamo TV ci kaw ca kanam. amiin ndax télé bi nag télé boo xamante ne boo ko jëlee macha allah adduna yëpp dinañ la gis. yemul Sénégal adduna yëpp dinañ la gis ku ko jël daal du mer. kon ñun ñoo ko déggandoo suñu maman bi lu mu wax nii ñi ngi ànd ak nag kii di Chamo TV ñu def ba mu baax macha allah Chamo ñoo ko déggandoo kon looy ñaanal waa. di ñaanal adduna bi yëpp jàmm ndax jàmm moo yor réew di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal INAFRES jàmm di ñaanal leen nag développement ci li ñuy yëngu ñu jàppale ñu ci ñu développé ba yëgu ko ndax buñ ko yëgee rek Sénégal yëg ko ndax ñun nag bu caaxaan passé rek nag 90% de la population ci ñun la ñuy lekkee kon ñoom ñoo yor nourriture Sénégal bu du woon ñun famine dina am fii wax dëgg yàlla nañu gëstu. lu waral lii tey. war a defar ba mu baax rek ñun jigéen ñi ñoo aye tey ñu woo ñu fii jigéen ñi restauratrices yi 14 régions yi yëpp fi daje si ñu ñëw rek defar ba mu baax rek comme ñun ba mu baax lañ ñu xamee sénégalais lañ def ba mu baax lañ ñu xamee. waaw moo taxit wane ngeen ko ndax plat yaa ngi nii tarkalla macha allah def ngeen ba mu baax wane ko sañ-sañ yi tamit génn na léegi ana li ngeen di wax seen njiit. ñi waral lii mooy ay jigéen lañ jóg di daan doole nekk ay jàmbaar nag amuñ kenn ku ñuy jàppale ñun dañuy dem ak suñuy moyen bopp rek te xam nga ne moyens yi léegi bëriwul da ngay dëbbali rek mais suñu amee ñu ñuy jàppale ñu dem ak ndimbal dinañ gën a génne lu gën a jommal sénégalais ndax ñuy li nga gis ci table bi yëpp ci suñ dëkk bii lañ ko béyee fi lañ ko defaree ñun ñoo ko defaral suñ bopp ñun ñooy créer suñ bopp kon liñ fi teg nii yëpp suñu xam-xamu bopp la mais nag dañoo war état dimbale ñu jàppale ñu ba ñu bëgg egg fi ñu bëgg a yegg ku nekk di li nga béy ci sa dëkk nga koy dundee buñ ko defee rek Sénégal jëm kanam. ndax tamit yéen a ngi def ay mouvement di dem ci état bi comme yéen a ngi def loo xamante ni ñoom dinañ leen mën a gëstu. ñun ñoo ngi def mouvement ndax at bu jot ñu organiser concours togg bi mais gisaguñ ci état bu baax parce que en général ñun bu ñu demee suñuy moyen la ñuy demee amuñ ku ñu jàppale. dañu sonn boo bëgg a dee mais taxul ñu découragé wëññi boo gis ci benn lay commencé xëy na yàlla dina dem ba affaire yi gën a baax état dugg ci dimbale ñu mën a jëm kanam ñun daal loolu moo ñu tax a jóg. macha allah xëcc ba daggul dikk kon yéen a ko déggandoo suñu maman bi loolu mu wax noonu metti na torop waaye état bi tamit war nañ leen mën a gëstu xaw leen a jàppale tamit même buñ leen defalul lépp sax ñu jéem leen a soutenir tuuti.
ma dem wala ana lan ngay wax tey seen njiit bi fii ana lan ngay wax tey seen njiit bi leen jiite li waral lii tey. njiit bi moom dañ koy ñaanal gudd fan ak wér ndax bu du dara sax 14 saisons yi yëpp mënoon nañoo dund ba dee duñu xamante mais ñun ñi fi nekk léegi ñoo bokk ndey bokk baay ñëpp a xamante ku ci gis sa morom yaa ngi koy bëgg a for woon na géej a gise bi sax dañ koy wax ba dañoo bëgg sax di organiser ay affaires yoo xam ne dañuy indi di dajaloo weer bu dee gisante foree tasaaroo ku nekk am loo def ci sa poos am loo commencé loo demee mais gise bi nii rek di jox di tasaaroo nii rek neexul dañoo war a organiser loo xam ne at bu jot ñun ñëpp ñu bokk dajaloo benn place même bu fekkee ay tontine sax ñu def ko di mun di gisante chaque jour di demal suñu bopp bu ñu ko yàlla may ñu gudd fan ak wér loolu la ñu bëgg may mun a nag moom ñoo ngi koy ñaanal gudd fan ak wér ndax moom moo ko xelaat moo ko coiffé moo ñuy guidé moom la ñuy àndal mais nag état dañoo war a gestu dimbale ñu ay jigéen lañ amuñu doole nañ ñu dimbale jàppale ñu Macky Sall ñun waa Fatick ñun 14 région Fatick ñoo ngi lay ñaan nga ñëw bokk ci suñ restauratrices yi dimbale leen jàppale leen ndax yaakaaruñu kenn yow la ñu yaakaar yow yaa fi nekkal ñëpp kon nag ñun yow la ñu yaakaar ñëwal di dugal ci sa loxo dimbale ñu jëm kanam. macha allah yéen a déggandoo kàddu yi rafet yooyu maman kon ñu ngi lay ñaanal état bi du yàgg dara xëy na dañ leen gestu war leen ginnaaw teete leen tamit macha allah léegi maa ngi nii di ànd ak sama caméraman bu ñaawul bi jékki si kim neexiree ñu koy wax Cheikh Somo macha allah kon ñu dem seetiwaat leneen. waaw journée bi tey de duñu def lu dul di ci kontaan parce que looy def pendant 10 ans am nga ci expérience bu baax a baax a baax donc ñu ngi ciy kontaan. bu baax a baax a baax di kontaan si autorités yi nga xam ne nan ñu ngi ñu wuy si at thème bi nga xam ne jox nañ ko fi muy autonomie de la femme at waxtaan si nutrition tamit vraiment du lekk lu loo xam ne ñun restauratrice si lañ ci gis suñu bopp parce que comme si wàllu togg si la ñuy yëngatu def ñu loolu di ci kontaan trop nag waaw ci dara ñëpp nag gan yi nañ ñëw si jàmm waaw. macha allah dégg ngeen suñu moment boobu soo ko gisee wane na ko ndax dafa def jongo ma def sañ sa ba mu baax su ma màggee yàlla naa mel ni yow moment ñu gis ne plateau bi rafet na tarkala macha allah léegi ana lan ngay wax seen njiit bi leen jiiteel nii bu waral lii yëpp tey. waaw may mën a Diouf ñu ngi koy gërëm di ko sant parce que jiit dafa metti te vraiment depuis 10 ans ñu ngi yëngatu ñun ci région yëpp am tey région yëpp teew nañ fi Tamba Casamance Foundiougne Ndar Kaolack ñëpp. ci Thiès région de Dakar ñëpp a ngi fi ñëpp teew nañ fi région yëpp ngi fi ñu di leen gërëm tam di leen sant parce que jot amul te ku nekk déplacé wu nga ñëw fanaan ñu war fi def ñaari fan vraiment pour présenter suba ak jàmm war nañu présenter def suñu kii nu mu tudd sax def suñu assemblée générale suba lañ ko def incha allah donc déplacement yombul duñu bàyyi seen kër tëj ko yëpp ñëw fii pour 2 jours def ñu lu di leen gërëm di leen sant daal waaw. kàddu yi rafet na ñoo ko déggandoo suñu moment boobu lim ñu leeralal macha allah ana lan ngay wax tey waa Somo TV. xanaa di kontaan si yéen rek parce que vraiment ñëw ngeen à temps yéen a ngi fi jël ngeen yëpp gis ngeen ni ñu présenté table bi yëpp à base de local la lépp lu ngeen fi gis rek local lañ ko defaree fii lañ ko bayee ñun depuis bi ñu waxee ne nañu consommer local ba tey si local la ñuy dox si li ñuy yëngatu concours yi ñu fi mës a def pendant 10 ans yëpp si local lañ ko def. chaque année amul benn produit boo xam ne bayewuñ ko fii moom la ñuy def gis nga li waa Casamance indi muy lu spécial waaw Dakar bi gis nga liñ ci liggéey waaw macha allah yeneen ak yeneen région yëpp présenté nañ seen plateau yëpp ak consommé local la waaw loolu daal la ñu amoon ci wax merci. kon ñu ngi leen di jaajëfal ñoo ko déggandoo duñ def lu dul jàll ci suñu beneen moment laaj ko lu xew fii tey jërëjëf. mën nañ ko ci ñebbe ji. ñebbe ji mën nañ cee togg ceeb mën nañ cee togg lu ne mën nañ cee def beñe mën nañ cee def gato ba ndeen def yëpp loolu laa lay fi ne consommé local mooy ñoo yor moom la ñu war di def toujours ndax mooy amee suñu wér-gu-yaram. léegi mbooloo mi représentant du ministre moom la ñu jox kàddu gi mu dugg ci waxtaan wi su paree moom moo ñu tegaat ci yoon léegi nag sans plus tarder ñu ngi koy jox kàddu gi ci bisimilah rahmaani rahiim terale ko alhamdulilah rabbil alamin ma bëgg ngeen yokkal ma ko doole tàccu leen ma ko bu baax c'est le représentant du ministre te représentant du ministre bi wax nañ ñu ci ay téléphone il est beau il est galant il est généreux il donne beaucoup d'argent tàccu leen mango. asalaamaaleykum mbooloo mi
ñi ngi nuyu ku nekk turam ak santam di rafetlu jotaay bi di ñëw ci turu ministre Alioune Sarr ministre du commerce ci turu directeur des petites et moyennes entreprises Pape Mademba Ndaw ñëw procéder à l'ouverture de cette cérémonie là la tay loolu ñuy ñëw ñu wax leen mbir ni muy tëddee dinañ njëkk a jox kàddu gi madame Aw directrice SEDAF bu ñu jógee ci madame Aw dinañ jox kàddu gi présidente Maymouna Diouf UNAFRES ci koy ñetteel mooy nekk ONG Concept ak Amadou Dione ginnaaw Amadou ñu jox marraine yi madame Oumy Diagne ginnaaw madame Oumy Diagne dëgg la ginnaaw marraine bi dinañ jox kàddu gi représentant direction artisanat madame Diop ginnaaw madame Diop ñi ngi jox kàddu dinañ jox kàddu gi ki nga xam ne mooy kilifa gox bi dalal ñu di maire bi ci ordre protocolaire ki ko fi représenté mooy nekk el wala Théo ginnaaw loolu ñu daal leen jébbal kàddu gi nga xam ni sama kilifa yebal na ma ko muy ministre Alioune Sarr li ma wax nañ ko ci foofu la ñuy tëjee bisimilah maître de cérémonie noonu la mbir bi di tëddee jërë ngeen jëf Doulaye Lor jërëjëf jërëjëf foog naa ni léegi bu fekkee may nañ ñu ko tamit mën nañu wax ñi teew ci salle bi ñëpp parce que nit bu defee déplacement ak dérangement rafet nañu lim ni mi ngi fii ci salle bi parce que ñoom les restauratrices ñoo waral lii yëpp ñu fekk si leen loolu yanu na maana kon nag maa ngi dem di leen wax ni région yi fi teew jàpp nañ ni région de Fatick Mariama Samba et Ndeye Seynabou Sy ñu ngi ci salle bi fa dëkk neexee fa lépp soqeekoo macha allah ñu ngi ci salle bi Saint-Louis du Sénégal Aminata Cissé Daba Tuuti et Amar Tambacounda ñu ni Faati Penda Gueye mi ngi fi Ziguinchor daf fi nekk Ziguinchor Navel mi ngi fi Géejawaay Ami Njaay Kaolack Adja Njaay Matam Nene Gallo Diallo Parcelles Assainies Maymouna Diouf Dakar VDN Dieynaba Sène Dakar Kébémer Astu Ngom du noonu kon yal na yàlla def jàmm région de Diourbel wax na dëgg ak région de Kaffrine jërë ngeen jëf dinaa ci ñëwaat baal leen ma une photo connue est à moitié pardonnée tàccu leen loolu bu baax rectifiez-moi ça s'il vous plaît léegi les représentants du ministre mën nañu commencer foog naa feuille bii nga ma jox foog naa ne nii lay tëddee maa ngi ñaan mbooloo mi ndax comme facteur de temps lañ toll nañu gàttal ndax nit ki junj doy na borom xel boo waxee rek dinañu xam fi nga bëgg agsi sans plus tarder kàddu gi ñu ngi koy jox directrice SEDAF mi nga xamee ni moo yombal mbir mi moo yaatal yépp yal na yàlla guddal say fan muy madame Aw ngeen tàccul ma ko bu baax a baax a baax a baax ay ca na loxoy riir ani madame Aw ah madame Aw sax dafa yaru moom mi tàccu leen waay waay lii de moom mën ah waaw góor auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim vraiment maa ngi rafetlu tey seen teewaay bi fi yéen ñëpp
ak ni maître de cérémonie bi expliqué tey délégation yi nu ñu jógee ci région yi maa ngi leen di bisimila fii ci centre bi. maa ngi nuyu représentant ministre bi toog fii tey war a ñëw ànd ak ñun ci journée bi pour liggéey ànd ak femme restauratrice yi. maa ngi nuyu monsieur le maire du nuyu waa ONG Concept di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi toog fii pour ñëw jàppale restauratrice seen journée bi. di nuyu madame Ngom mi nga xamante ne suñu collègue la moom liggéey développement rek moo ko ñor fépp fu jigéen ñi taxaw fii ci région de ci Sénégal da ngay gis foofu présence su madame Ngom. maa ngi nuyu ñii toog fii ñëpp ci suñu ginnaaw di nuyu restauratrice Sénégal yëpp di remercier tamit Asta Fall mi nga xamante ne ñun ñoo bokk liggéey bi fii ci SEDAF bi heure bu lu ne guddi ak bëccëg mu ngi taxaw ci taxawaayu jigéen ñi lu jigéen ñi xewle mu nga ca fii nii barki démb dong lañ yendu Kaolack ci journée économie familiale ñoom ñu ngi woon foofu. donc maa ngi leen di remercier bu baax a baax di remercier taxawaayam fii ci centre bi te di ko ñaanal moom tam yàlla may ko avancement ci liggéey bi. yàlla may ñun ñëpp ñu toog ñu retraité sa jàmm ak salaam ñun ñii ñëpp muy yéen ñii toog fii tey ci suñu kanam ak ñun ñii toog fii ci table bi yàlla may ñu liggéeyal Sénégal ba yàlla may ñu retraité ci jàmm ak salaam. maa ngi nuyu nag particulièrement bi ma gisee tey ci salle bi fii sama ñi nga xam ne ñoom laa njëkk a liggéeyal fii ci Sénégal mooy waa région de Tamba parce que bi ma nekkee xale bu ndaw dañ ma jëlee fii Dakar affecté ma Tamba ma def fa 20 ans di liggéey ak brave dame yi te rëccuwuma ko dem naa ba bokk ak ñoom association. ñii nii ñuy liggéey bu rafet ci biir Tambacounda kenn nii toog ñaaña moom ma remplacé dispensaire dépôt ñun ñaar ñëpp suñu jëkkër ay infirmier d'état lañu ñu nekk chef de poste bu ma fa génnee moom moo toog ci poste de santé boobu ñaaña maa ngi leen di remercier bu baax a baax di remercier seen liggéey bu ma leen bàyyee woon ba gisaat leen fii xam ne yéen naa ngi topp ba léegi ci développement jigéen ñi parce que lii yëpp ay développement rek ngeen di def jigéen bu takk bàyyi këram dem ubbi restaurant toog di liggéey lépp lu mu fa am pour yóbbuwaat ci njaboot gi la loolu passé wu lu dul développement. ñu ngi leen di ñaanal di leen remercier di ñaan yàlla li ngeen sumb noonu yàlla na ci yàlla def jàmm forum bi ñuy def fii ak suba seen assemblée générale bi yàlla na ci yàlla jur def ndam jur jàmm financement yi ñëw ngeen kon ne seen liggéey ngeen am ci ay résultats ku ci nekk boo commencé woon restaurant bu ndaw yàlla na restaurant bi nekk hôtel parce que loolu la ñuy ñaan yàlla ngeen def ci ay chambre di louer di def yeneen service yàlla na ko yàlla def ci daraje Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. donc loolu laa amoon lu may wax di leen bisimila di leen ñaanal seen ñaari journée yàlla na terminé si jàmm ak salaam wasalaam. jërëjëf madame Aw ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant kàddu yi rafet na yenn yàlla yokk leen ñu ngi jox kàddu gi nag ki nga xamee ni wax dëgg yàlla le représentant du ministre muy jigéen ju mën góor ku baax ku yaru ku xarañ ci li muy def. nee na ma Assane wala mu naam mu ne ma bu doon ñaara nekk ci salle bi dinaa ko def bopp bi dafa dëgër muy séeréer bu am jom muy présidente UNAFRES Maymouna Diouf ngeen tàcc ko bu baax Maymouna mooy li ma leen doon wax rek tey fu nit nekk ci àddina mi ngi jokkoo ak yow pour nga ñëw teewee lii loolu ci am jom la bokk ak fulla ak fayda ak bëgg mu réussir tàccu leen ko bu ñu amoon juróom yu mel nii rek kon foog naa ni Sénégal dina jëm kanam waaye comme ñëwagul damay profité di leen wax waa ji nga xam ni moom mooy représentant du ministre du commerce bi toog ndax nee nañu nit mën nga ko bañ a xam waaye ci toogaayam ngay xamee lépp ci yoom ak yaram ak tegginam gis nga ni mu bindee nii amul dara lu mu ci tëb kon le représentant du ministre du commerce ñu ngi lay gërëm bu baax encore une fois di la ñaanal yàlla yal na yàlla jàppale la réew mi ñu toll nag yal na fi yàlla def jàmm ju mat sëkk xéwal ak yërmande ku nekk li nga bëgg yal na la ko yàlla defal kon nag foog naa ni Maymouna la ñuy xaar ba léegi ndax mënuñoo tëb dugg feneen du noonu gi ñu ngi koy jox ki nga xamee ni moo nekk ci ONG Concept ci dawal jéego yu rafet muy ku baax ku yaru ku yiw ku sopp diine moom mooy kan Amadou Dione kon nag Amadou Dione vous avez la parole tàccu leen ko waaye lii doyul asalaamaaleykum ñu ngi yëkkati kaddu di nuyu représentant ministre du commerce di ci teg représentant wu maire des Parcelles Assainies directrice su SEDAF bi ñu accueillir fii ak représentant wu artisanat ak autorités yi fi nekk yëpp di nuyu bu baax ñi nga xam ne ñii ñoo
taxawal bis bi muy waa UNAFRES ak seen invité yépp mbégte mu rëy la pour concept mu teewaat tey ci seen concours national d'art culinaire muy ab concours annuel boo xam ni depuis bi ngeen ko tàmbalee concept mu ngi ci ànd ak yéen di ci jox lim ci mën di leen ci conseil di leen ci jàppale muy lu am solo nag ndax concours national d'art culinaire ci sunu gis-gis dafa am ay enjeux yu bari non seulement nekkul loo xam ni nekk na loo xam ni mu ngi tax UNAFRES ci boppam ñu gën ko xam ci dëkk bi mais aussi gën naa dox gëdd li ñuy wax restauration ak restaurant te nekk na aussi loo xam ni dina tax li ñuy bay ci réew mi ñu gën ko valoriser ñun ñi faral di dugg ci àll bi di dugg ci tool yi di jëflante ak ñi nga xam ne ñooy bay di dund jafe-jafe yi ñu am pour jaay seeni produits xam nañ bu baax ban importance la restauration am ci réew mi ndax li yàqu ci réew mi ci ay fruits ci ay céréales ci ay yeneen produits agricoles ou d'élevage bari na lool te loolu li ko fi mën a jëlee mooy ñu xam naka lañ koy transformer ak naka lañ koy jëfandikoo ci restauration donc seen métier bu noble la bu ñu war a jàppale la bu ñu war a encourager la bu ñu war a wutal ay moyens la bu ñu war a taxawal ay politique yoo xam ne daañ ko jëmale kanam la donc loolu gëm nañ ko te ñu ngi ciy def li nga xam ne lii yaakaar nañ ne mooy sunu waar lii nag gëm nañ ni peut-être lépp looy commencer rek day ànd ak ay jafe-jafe mais gëm nañ ni concours bii ngeen di def nii dina egg foo xam ni dina nekk lu rëy rëy ci réew mi peut-être sax dina dem ba am dimension internationale waaw donc ñu ngi leen ci encourager leen ci ñaanal di wax vraiment autorités yi fi nekk ñu gën leen a jàppale ndax am réew aussi population bi ci autorités yi la mën a amee jàppale bi nga xam ne moo leen mën a jëmale kanam ci yu bëree bëri surtout ministre du commerce ministre de l'artisanat vraiment ñu ngi leen di gën a teesooñu pour ñu jàppale ñi nga xam ne ñooy liggéey ci restauration à la fois ci ay équipement ci ay formation ci ay financement ak yeneen yoo xam ni ma mën a jëmale restauration ci kanam maa leen di gërëm di leen sant bu baax a baax di leen ñaanal ndam ci seen concours national d'art culinaire jàngeen jëf. jërëjëf Amadou Dione yal na yàlla yokk taxawaay li nga wax nii de wax dëgg yàlla bu ko nit jàppee dama gën kanam kon nag léegi ñu ngi jël kàddu gi di ko jox xale bu yàlla baaxal xale bu yiw xale bu baax moo tax ñépp tànn ko ne ko yaa doy ci bés bi yaay sunu marraine bi nag mi ngi tudd Oumy Diagne moo toog nii am yar day reetaan rek ndeysaan tàccu leen ko bu baax Diagne ñaar xoolal ndeysaan sama grand sax a ngi tàccu leen ko encore waaye tàccu leen Oumy waaye nii la ay salaamaaleykum maa ngi nuyu salle bi yëpp di nuyu autorités yi fi toog représentant du maire di nuyu représentant du ministre di nuyu directrice du centre bi ak waa direction de l'artisanat ak ñëpp ñi fi teew di remercier sama maman yu baax yi nga xamante ne dama yàgg ak ñoom man dama ne membre la biir UNAFRES laa bokk parce que lu fi xew dama koy yëg te lu ci xew tamit ma ànd ceeg ñoom di ay maman yu brave yoo xamante ne man personnellement je les respecte dama leen respecter ndax dama gis li ñuy liggéey di def transformation produits locaux yi di ay jigéen yu am jom yoo xamante ne ay modèle lañ ay référence lañ pour la jeunesse sénégalaise man je me dis que ne ñun jeunes yëpp dañu war a xool ci yéen teg fi ngeen teg seen tànk parce que vous êtes sur la bonne voie mën naa ne daal ay patriotes alimentaire ngeen parce que yéen a ngi instaurer le patriotisme alimentaire di jël suñu ay produits réew di ko transformer di ci def lu kawe suñu njott franchement man
ma apprécier seen liggéey lu bëree bëri di remercier encore une fois Tata Maymouna ci kóolute gi di leen wax ne maa ngi seen kanam maa ngi seen ginnaaw maa ngi réitérer sama engagement pour fu ngeen nekk ma nekk fak yéen lu ngeen nekk ma nekk ci ak yéen jàppale leen ci lépp incha allah. di remercier nag sama benn sœur bu nekk à la RTS madame Diop dafa jàpp ci communication événement bi lool jàpp ci lool kooku mënuma ko fay waaw c'est une sœur elle est tout le temps à mes côtés lu ma nekk mu nekk ci ak man franchement madame Diop devant tout le monde je te dis merci pour tout. Merci pour ton engagement à mes côtés. Merci pour ton soutien. Franchement, kontaan naa ci bés bi du ma téye kàddu gi lu yàgg mais je suis fière de vous mes braves mamans. Merci ñu ànd yàgg ko def ay at yu bëree bëri yàlla defal leen ci lu kawe seen jot. Merci beaucoup. ngeen baal ma mu am benn précision xel day fakk gouvernement Sénégal ni muy doxee. dafa am lu ñuy wax la solidarité gouvernementale amul ministère boo xam ni moo ëpp solo beneen ministère bu benn sooxee rek li ñu bëgg duñ ko am may wax ni fii sama collègue bu nekk ministère de l'élevage am solo boo xam ne dina ko def ci biir atelier thématique yi ñu koy wax madame Ngom est présente ici madame on s'excuse encore vraiment xel day fatu waaw jërë ngeen jëf madame Ngom merci jërëjëf. ah Sénégal a ngi nii mooy li ma leen doon wax ci représentant du ministre de commerce yar gi ak teggin gi ak fulla gi yal na yàlla guddal say fan gis nga liggéey soo ko yaatalee rek mu rafet yal na yàlla def jàmm yow it yal na la yàlla may jàmm. léegi nag kàddu gi ñu ngi koy jox le représentant bu direction artisanale su ñu ko waxee mooy ki nga xamee ni mook les restauratrices yàgg nañu lool ça a duré. muy ku baax ku am yar ku am teggin ku am diine góor gu baax a ngoog muy monsieur Diakhaté ki ko fi teewal mooy madame Diop vous avez la parole ani madame Diop. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen teewaay kenn ku nekk sa turam ak santam di nuyu autorités yi fi teew participants yëpp man nag. maa ngi représenté la direction de l'artisanat ànd ak sama collègue bi di Mbayang Dieng ñoo ñëw teewal directeur de l'artisanat le ministère de l'artisanat le ministre plutôt Mamadou Talla ministre de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'artisanat à travers la direction de l'artisanat nee na mi ngi leen di remercier ci invitation bi di leen féliciter di leen encourager vraiment mook Maymouna UNAFRES vraiment seen ànd du tey yàgg na leen jàppale sur tous les plans vraiment di leen xamal aussi ne ministère bi nee na yàgg na jàppale artisanat féminin surtout par rapport ak en termes de formation comme coupe couture transformation fruits et légumes transformation produits laitiers formation yu jigéen ñi yëngatu yu bari daal yàgg na leen ci jàppale teyit di leen xamal ne la toujours en termes de formation des centres de formation sont ouverts ici et ailleurs à Dakar ak feneen mooy NFEFS CFPT yi centre yi nga xamante ne jigéen ñi daal mën nañ ci yëngatu évoluer daal bari na di leen xamal aussi ne côté équipement aussi yàgg na leen ci jàppale comme matériel agricole ay moulin batteuse moulin à mie et cetera yooyu yëpp ak coupe couture ki machine à coudre yooyu yëpp it da ci yëngatu da leen ci jàppale di leen xamal aussi ne da leen di jàppale aussi par rapport à des foires promotion commerciale yu am fii au niveau du Sénégal de la sous-région de même que extérieur sous-région bi récemment kii SAFEM bi amoon na Niger CIAO bi tous les 2 ans yooyu yëpp en guise d'information la gars comme boo leen amee soxla si côté artisanat féminin ngeen xam foo leen di adressé woo que ne ñun ñoo ngi fi di leen taxaw ñoo ngi seen ginnaaw di leen jàppale si côté formation équipement promotion commerciale de même seen déplacement aussi seen transport ñu ngi fi pour loolu daal kon nag ñun ministère bi ñu yàgg nañ impliqué wu pour jàppale l'artisanat féminin en guise d'information loolu le directeur de l'artisanat waxoon naa leen ko naa ko jàllale daal pour ngeen xam ko Maymouna moom yàgg naa liggéey ak ñun xam na ci dara kon nag ñu ngi leen di remercier bu baax di leen encourager seen bés bi vraiment du courage bonne continuation.
Oui. liñ ci yokkaat madame la représentante voilà de la direction de l'artisanat wax ji am na solo vraiment ñu la ci sant di la ci gërëm di la wax ni ñun tamit DPME direction des petites et moyennes entreprises nous avons besoin encore de collaborer avec des structures comme la vôtre waaw parce que ci ñun lépp luy doxal PME yi lépp luy valoriser les produits locaux mi ngi la stratégie ñun ñoo ko yor donc dina rafet ñu ànd ak yéen ba opérationnalisation bi gën a aw yoon ñuy wax di ci jotaay bi encore di ci signaler la présence de madame Touré CLM di nuyu docteur Ka coordonnateur xëy na xame woo mais daje nañu séminaire yu ba tey maag yow waaw ci dans le cadre de la cellule de CLM quoi waaw jërë ngeen jëf dinañ wax ne madame Touré ngi fii madame Diouf lii lay wane ni solo bu bis bi am ak taxawaay bi ci am structure état bi démembrement yi maire yi ñëpp ñëw nañu vraiment di ñaan yàlla rek yàlla na yàlla àggale te yàlla benn rëccu bañ cee am merci jërëjëf sama ministre bi nag di wax dëgg yàlla saf na xorom tàccu leen koy macha allah nii la man lii laa bëgg dama bëgg kuy liggéey di sargal nit yàlla na yàlla sargal beneen bi ci toog ma ngi ñuy jox kàddu gi un grand monsieur nee naa ñun suñu kàddu rek lañu yor ci li ñu lay xoolee rek lañ lay mën a qualifier gis nañu bi mu ñëw ci table bi jaayul dama bari diplôme jaayul je suis beau dafa ñëw te doog naa nag ku mën a maye xaalis la bu ngeen paree ngeen seeti ko c'est le représentant du maire Egwala ana mu sax ana mu Egwala Théo tàccu leen loolu waay Egwala il est beau il est galant il est généreux il donne beaucoup d'argent encore ayca Egwala vous avez la parole. Madame la directrice du Centre d'assistance et de formation des femmes, le CEDAF, Madame Aou, Monsieur le représentant du ministre du Commerce, Madame la représentante de la direction de l'artisanat, Monsieur le coordonnateur de l'ONG Concept, Madame la présidente de l'Union nationale des femmes restauratrices du Sénégal, Madame la marraine, Madame Ngom, ministère de l'élevage, Mesdames, Messieurs, am na mbégte ñëw représenté fii Monsieur le maire Moussa Sy empêché waroon na fi teew mais mu am empêchement boo xam ne moo tax ñëwul mu ñaan ma jottali leen nuyoom ak ay encouragement maire Moussa Sy pour ñi ko xam ne ni jigéen ñi daf leen jox place boo xam ne moo gën a kawe ci place yi et manifestation bu mel nii nekk na loo xam ne vraiment ñu ngi koy rafetlu mu nekk manifestation mbooloo mi borom rajo bu mag bu rëy bi ci Sénégal dugg si na doomu Ndar Géej dugg si na Bougane Dany Gueye ngoog tàccu leen ko waay na sal bi riir doomu Ndar baa ngoog roq jinne ngoog ba yàlla ngoog sama rekk ñëw na tàccu leen waay Ndar réer na ana waa roq jinne ana rue de Paris ana Sor ana Tenjigéen bu ngeen déggee nag ñu naan ko Bougane Dany Gueye am na lu tax maam jaa tax dafa bëggoon maamam tàccu leen loolu waay Bougane na nga def maa ngi lay ziar kon nag ay ca le représentant du maire waa Ndar yaa ngoog waay mbooloo mi bu ngeen gisee ñu dugalee ko noonu xam ngeen lu tax yëg bu ne yëg a koy fay
doomu Ndar la waaye wonewul ni boppam ni doomu Ndar la il est là pour tout le monde mi ngi ci néegu yàlla yi mi ngi ci këru diine yi mi ngi ci église yi mi ngi ci njirim yi mi ngi ci fakir yi bu gàntane yaa baax waaye dugal fan yokku ba yëpp ay ca léegi nag ñu jox le représentant des maires bi nga xamee ni Moussa Sy moo ko fi yewal muy bu baax it ñu bàyyi ko mu àggale kon nag ay ca merci. donc ngeen permettre ma nuyu monsieur Bougane Gueye Dany je crois jarul ma koy présenter ñëpp xam nañ ko di nuyu tamit le professeur Malick Ndiaye je crois que c'est bien ça ah ci di leen di nuyu au nom de monsieur le maire Moussa Sy di leen di wax ni que maa ngi doon wax ni que jigéen ñi elles sont au commencement et à la fin de tout bi ñuy wax jigéen restauratrice mais yéen jigéen ñi bu nit juddoo muy jigéen muy góor yéen a leen di jëkk restauré yéenay nàmpal seeni doom te loolu je crois que c'est le premier acte de restauration bi nga xam ne moom ngeen di def ci koo xam ne mu ngi doog a judd donc yéen restauration bi def naa ne nekkul lu bees ci yéen boo leen jëlee benn organisation comme bi nekk donc l'Union nationale des restauratrices du Sénégal dañ ko mu war a avec les autorités rafetlu ko parce que xam ngeen ni lépp loo xam ne mu ngi concerner la restauration mooy maanaam li nga xam ne ñu ngi koy dugal suñu biir yi nekk na loo xam ne vraiment dañ ko war a faydaal ci kaw bu fekkee ni donc restauration bi ak lépp loo xam ne ëmb na ko bu fekkee respecté wuñu ko xam ngeen ay musiba lay créer donc yéen lii ngeen di def yore restauration yi ci seeni gox yi ci seeni goxaan yi ci dëkk yi je crois que loolu nekk na loo xam ne dafa am importance mais tamit ñu leen di wax ni dafa war a àndax tamit formation bu leen di tay ci formation yi madame la présidente je crois que sa membre yëpp yaa ngi leen di encourager ñuy dem ci formation yi saa yu amee formation que ce soit avec la direction de l'artisanat avec le ministère du commerce ak bépp donc organisation avec les ONG comme concept ñuy organiser ay formation ngeen bañ di tay di fa yónni ay représentants pour mën a yokk xel bi pour mën a yokk vraiment seen xam-xam ci mbirum restauration di leen di wax tamit ni xam-xam du doy ça il faut le dire di leen di wax tamit ni toujours que boo leen gisee seen sujet thème bi nga xam ne moom mooy ëmb seen journée yi autonomisation des femmes apport nutritionnel donc avec l'apport des produits locaux loolu tamit nekk na lu am solo autonomie war nañ leen ko jox dëkk bi xam nañu ni développement jigéen ñi ñoo ko yor jigéen ñi ñoom ñooy jug jigéen ñi ñoom ñooy dem di xeexi jigéen ñi ñoom ñooy dem di uti donc yéen war nañ leen jàppale dans sous toutes les formes pour ngeen mën a dem yéen ku leen jàppale rek ngeen daal di dem loolu je crois que du affaire politique du affaire maanaam yaa ma neex mais jigéen ñi dañ leen war a jàppale comme tamit merci comme tamit ni ñuy jàppale jeunes yi man damay wax jigéen ñi ak jeunes yi ñoo ànd il faut ñu leen di jàppale parce que ñoom ñoo yore avenir u dëkk bi donc loolu je crois que dinañ am vraiment des oreilles attentives au niveau donc de l'État pour que benn donc organisation comme bi ñu mën ko jàppale di rafetlu tamit seen
li nga xam ne résolution bi ngeen jël pour utiliser les produits locaux te loolu c'est fondamental mooy maanaam fi nga dëkk nga xool lépp loo xam ne comme produit ngeen war ko utiliser ngeen war ko jëfandikoo pour que nit ñi mën a lekk ba suur mais lekk tamit ci ay anam yu wóor ça je crois que c'est important te xam ngeen ni tey boo leen demee ci dëkk tubaab yi ñu ngi wax ci affaire maanaam bio la biodiversité produits bio yi maanaam mais loolu yëpp ñun am nañ ko fii ñu bañ ko xeeb bu ñu demee ci restaurant yi en Europe je crois que le président Boughaye Dany du ma contredire bu fa demee jënd bissap benn jus de bissap daf koy fay lu cher parce que tubaab bi comprendre nañu ni produits yi ñu am fii suñu dëkk di ko xeeb donc produits yooyu moom la jël tubaab yi di jël di yóbbu ay buy ay bissap ay yeneen produits mais mu nekk foofu ay produits yu cher parce que ay produits yu sell la donc yéen ci seeni togg ngeen fexe di utiliser les produits locaux ma bëgg a daan tamit mu nekk benn appel ci utilisation des cubes nit ñi dañuy foog ni que togg boo ci tegulee cube rek togg boobu du baax dañuy jël lekk yi di ci dugal ay cube di ci dugal ay café ay suukar ay kenn xamul donc loolu tamit je crois que laaj na ngeen comprendre que ni ceeb bu jën bu neex benn pend mbay jarul ñu ci dugal ay cube jarul ñu ci dugal ay mami jarul ñu ci dugal ay produits yoo xam ne vraiment non seulement du indi benn apport nutritif ci lekk bi mais bien au contraire daf ñuy indil ay maladies ay ulcères ay yeneen produits ay yeneen maladies yu bëri yoo xam ne vraiment ñu ngi koy ñaawlu donc loolu je crois que war na nekk ay interpellation pour yéen restauratrices yi yéen a yore vraiment ndund nit ñi vraiment donc di leen di réitérer les encouragements de monsieur le maire di leen di réitérer également madame la présidente donc félicitations ci lii ngeen di organiser nii di leen di wax tamit ni am ngeen soutien am ci bépp yoon yoo xam ne mën ngeen ko soxla mesdames messieurs je vous remercie. jërëjëf mu mel na sànq ki waroon ubbi muy présidente INAFRES bi nga xamee ni mooy jigéen jooju mën góor ndax xaram ak bëgg mu am ndam ak bëgg nit ñi am ndam moo tax mu daw di jël gan fu ne moo tax ñu jox place am keneen mu wax waaye yépp benn la ma bëgg ngeen tàccul ma ko bu baax bu ñu nee nag présidente INAFRES Maïmouna Diouf dañuy seede bala ñu joxe kàddu gi ndax dañ ko fekkee ku baax la ku jub ku am yar ku am teggin dafa bëgg partager bëgg social bëgg moroomu jigéen yépp am te lenn seede naa ko ci moom rangoon yi gën a gaaw a jege bët bi ndax xol bi moo woyof daan naa wax ni séeréer pire et dur day am jom am fayda am fulla bañ ko la yam Sicap gi ñu dëkk ma ak moom xam naa ko ci lu bari kon Maïmouna Diouf sans plus tarder lu duuf si nag bi xajul ci kin bi yàlla na la yàlla defal jàmm kàddu gaa ngi nii nga ñëw jàkkaarloog mbooloo mi ah ana loxo yi ndeysaan mi ngi jooy ah lay lay la la Diouf Samba jey na ba boo jooyee am ndam boo jooyul am ndam ndax nee nañu nit ki boo téyee sa tànk gàtt sa làmmiñ gàtt ngay jigéen mënoon defee neneen yàlla na la yàlla may jàmm ay ca auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim gannaaw bu ma sante yàlla julli ci yonante bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi sant samay ñaari waajur di sant di gërëm jigéen yi toog fii muy jigéen yu jàmbaare muy jigéen yu daar seen doole muy jigéen yu xamul yelwaan xamuñu ñaan muy jigéen yu jeewu ca fajar jóge région à région
kenn joxu leen paas ñu ñëw fii balaa may sant ñëpp ma sant leen di sant di gërëm monsieur le maire lii na ci salle bi yëpp moo ñu ko jox chaise bave lépp moo ñu ko jox te leen lu leen doo leen bëgg rek maa ngi seen gannaaw di sant madame Aw tamit ndax madame Aw daf ñu oyofal yépp man ba ma ko xamee ban tey amul dara lu ma ragal léegi def ci restauration ndax sama conseillère la di sant di gërëm suñu ndey suñu baay suñu lépp ndax nee na ndeyum peccum liir bu neexee rek ndey jaar jàpp ca mbàgg ña te monsieur John mii muy ONG concept mooy suñu ndey mooy suñu baay mooy suñu mag mooy suñu lépp dañu juddu xamuñu dara mu jàpp suñu loxo di ñu tette ba ñu yegg si fii jox ñu bureau jox ñu secrétaire ndax secrétaire laay wax mu ñuy defal bépp document mu ñu defal bépp projet du ñu fay dara fu ñu bugg a dem mu accompagner ñu ci kon fu ñu yegg moom la di remercier nag monsieur le ministre le directeur maa ngi lay yóbbantee sama nuyoo ci monsieur le ministre ndax gis naa taxawaay bu ñu taxaw ci ñun suñu dossier rek la gis ne dafa intéressé pour liggéey ak ñun tam ñu koy tàllal loxo di ko tàllal loxo ndax ñun liggéey rek la ñu xam liggéey dong la ñu bëgg bon ku ñu gisee ku ñu jàppale rek dañuy liggéey di sant di gërëm monsieur Bougane Gueye Dany tàccu leen ko muy référence ci biir dëkk bi gëm sa bopp jigéen ñi gëm seen bopp di xëy xaaruñu kenn di daar seen doole mu def lu ne ci biir dëkk bi jooni duma ca yegg ndax ñëpp xam nañ ko dafa dugg si rek ñëpp ne fan si yaa ngi fi waaye nag ba ñu amee loolu yëpp ban tey dañu dem génni ba bitim réew ku ñu génnee la direction de l'artisanat ku ñu tax a ñeme fu ñu sonnee def ci suñu moyen ba sonn ba koom ko ba amatuñu ñu dellu ci moom ne ko directeur sonn nañu te il faut nga def te day def ndax dañuy woñaar loxoom day def ah bu ma balaa may continuer nag ma ñëw ci ñaari panéliste yi muy madame Ngom ma fonk ko bëgg ko sopp ko ndax dama xam lu mu def ci jigéen dama xam lu mu bëggee jigéen dama xam lu mu defee social docteur Ndeye Fatou Ndiaye Touré muy malnutrition ñoo ngi soog a gisante waaye dafa mel ni ay at la ñu xamante barke Sëñ Touba ba ma ko woowee téléphone def ma ne bindil jox ma dossier bi te bindi sama coordinateur maa ngi ñëw def lépp la ca war laajuma dara te dinaa leen indi ay support chaque jour ñuy wootante kon dafa mel ni dañoo gëj a gis parce que nit boo leen waxantee ñaari fan rek nga xam kii ban façon nit la kon docteur maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di sant nag borom bés yi ñu ci bari balaa ñuy ñëw il faut ñu toppatoo seen añ restauratrice woo ko ngoon moo ko gënal woo ko suba dama ne bés bi dafa am borom bés bi dañ ko jël jagleel ko Oumou Diagne xale bu am jom xale bu nangoo liggéey Delis Magazine ku ne xam na ko Oumou Diagne mooy directrice Delis Magazine bëgguñu def ñu ay yaay jàppuñu di ñu tetee Delis Magazine am bii dañ cay contribuer waaye def ñuy indi parce que day jëli ca hôtel dañu indi ñuy jël suñuy meññeef di ko ci transformer di ko ci traduire Oumy bokk na ci suñu référence Oumy bokk na ci suñu ay professeur Oumou bañ ko waxee gâteau bi dafa ne gâteau ba maa koy def bañ ko waxee anniversaire dafa ne gâteau bi maa koy def loolu xeeb ko mu dindi enveloppe bu duun teg ko ci ñu ne ko bés bi yaa ko moom ñun moomatuñu ko yow lañ ko jagleen te Oumou dafa yàgg a def loolu di sant di gërëm Rougui Bousso ndax mooy deuxième marraine bi démb dafa def choc moo ci la nekk ci otoom woo na ma léegi nee na man dina ñëw waaye xamul ban heure lay ñëw ndax moo ngi def ay kii waaye dama ne Ina Fresh dafa am ay partenaires te dafa bëgg ñiy liggéey dafa jël ñiy liggéey def leen ay comme ay référence muy ñii toog ci taabal yi parce que fii ay liggéeykat doo nga fi ne fii ay jàmbaar doo nga fi ne ñun ñu jël suñuy référence tàllal leen ay loxo di leen ne jàppale leen ñu jàppale leen ñu jàppalante Sénégal jëm ca kanam jërë ngeen jëf.
jërëjëf tàccu leen ko bu baax président Ina Presse foog naa ni macha allah fàttewul kenn ndax bi mu làqee gërëm leen dafa wëlbatiku ci kilifa yi nga xamee ni peccum liir bu neexee nday jaatee ca mbagg ya léegi nag mu mel ne que ni bis bi dafa ala daaw meen ndax tey jii bu ñu nee en 2017 ña gañe woon Louga di ay jàmbaar yi fàq seen ngor may leen ko ak seen yar ak seen détermination ak gëm seen bopp muy les Linguères de Saint-Louis ñi ngi fi toog Adja Jaxate ma nga woon ca ndam la Adja Jaw ma nga woon ca ndam la Jaxu Jàllo ma nga woon ca ndam la Aminata Diop ma nga woon ca ndam la macha allah yal na yàlla ko dal fan yi beneen bi ci topp ñuy toftal sama jigéen sama xarit kuy fàtte démb doo ko heure bu ma mosaan jooy problème yaayam ak papaam may tette bu may wàcceli kaamil ndar sama papa ak sama yaay ñoo ci gaaw muy mami Seck mi toog di doomu Adjaaro Xëy Guèye dëkk Liberté 5 di jigéenu Bougane Dany Guèye ànd ak kan la Linguère Fatou Thial ñu dar Bougane rek fu Bougane ne seq benn tànk ñooy noppam ñooy léppam macha allah yal na yàlla rafetal ànd waaye kenn du waaji ndax bu ñu nee waaji xëy na nag lu yàgg lu ne dëgg la Bougane Dany Guèye kenn du ko xëccoo kenn ñun doomu ndar yi ku ne xam na ni bayaalu te jigéen idéal Bougane Guèye nga ca dafa fàtte rek waaye bi ma ko nee jàkk xamul kiy wax ak moom kan la ba léegi dama koy bàyyi ci biir ñëw naa direction ñaari yoon sànni fa lettre ma xam ne xamul ba léegi waaye tey la lépp tey lay leer tàccu leen loolu bu baax a baax ndax suñu nee Bougane wayaanu ma ko de dama am cër ci moom war a foqati ci moom war a jël ci moom ndax ñi mu koy jox ñëpp maanaam jox na ko sama mbokk ba tey maa ngi ci biir waaye Bougane yàlla guddal sa fan ci tam xarit yi ci korité yi ci lépp ci njëriñ yeeg faqir yi léegi nag kàddu gi ñu ngi koy jox borom Ndar Gueye ñu ngi koy jox ku mën boppam borom rajo bi ci Sénégal borom nit ku baax ki borom yaay ju baax ji borom yaay ju baax ji kon nag foog naa ni Bougane sans plus tarder ñu jox ko kàddu gi est-ce que Bougane il est beau dégguma leen de est-ce que il est beau il est généreux il est généreux alors il est généreux. jërë ngeen jëf maa ngi sant assistance bi di sant représentant monsieur le maire Moussa Sy nga transmettre ko samay nuyoo yu gën a sell moom c'est un frère maa ngi sant waa direction de l'artisanat parce que jàppale nañu leen ba ngeen yegg si fii te ni ñu koy defee ci seen secteur noonu la leen waree te ñu ngi koy def ci yeneen i secteur kon jaadu na ñu jaajëfal leen ñi ngeen fi sant ñépp it tàmbali ci monsieur Diop ak panélistes yi damay associé wu ci yéen ngir jaajëfal leen ñoom it nde waaw góor dana tax nit ki gën a làbbal kon li ngeen di def pour développement jigéen ñi maa ngi leen ciy sant alors dafa am nag loo xam ne depuis un moment ñu ngi koy lawal mu di réseau gëm sa bopp may yaakaar ne kuy woote gëm sa bopp ba yegg si ci yéen woo na naar ci góoxam te woo na naar ci buuxante wala ci góoxum soow parce que dama naan soow parce que xam naa ne moo gën a jege li ngeen di def kon seen Pastef seen engagement ñëpp xam nañu ko tey jii it ngeen taamu ko ngir def ci célébration journée mondiale de la femme ma ne yéen journée bu nekk journée mondiale de la femme la xanaa bëgg ko symboliser kay moo tax ñu taamu benn bis ci benn weer wi waaye bis bu nekk yéen a ko moom damay wax yenn saay ne ñun góor dañoo am benn côté macho boo xam ne duñu koy nangu wax yenn saay ba ci temps yi gën a sori wala ci jamono yi sax yenn saay nga dégg wax nit waxtaan ñu wax ba yegg fenn ñu ne nañu dem ku nekk waxtaan ak sa njaganaay ma ne loolu métaphore la rek waaye ku ne xam na ne njaganaay du wax njaganaay bi ñuy waxtaanal mooy jigéen ñi parce que jigéen ñi ñooy mottali ci lépp loo xam ne dañu koy def kon
dañu am cër ak mention spéciale boo xam ne dañu leen koy jagleel liggéey bi ngeen nekk nag te di ko def dafa am solo ngeen bokkit ci pan yu essentiel ci économie bi parce que bu ñu nee restauration dafa am solo nde day dimbali doomu aadama di loo xam ne ici dafa permettre création de richesse te loolu yaakaar naa ne boobaak léegi ci ngeen nekk lawal seen bànqaas ba mu nekk fépp ci Sénégal li ëpp solo te yéen a ngi ci mooy seet ni ñu gën a professionnaliser secteur bi ngeen nekk te loolu it xam naa ne waa direction de l'artisanat ñu ngi ciy def jéego bu am solo parce que nag dañu toll ci jamono boo xam ne liggéey bi ngeen di def dañ cee war a jaar ngir amaana changer suñuy habitude de consommation jaare ko ci yeneeni produits jaare ko ci yeneeni mode d'alimentation comme ni ko représentant monsieur le maire waxee léegi moytu lenn ci produits yi nga xam ne dana gàkkal walla yàq li nga xam ne moom la ñuy consommer ci réew mi kon politique boobu jaare ko ci yéen day jaadu parce que mooy yoon bi gën a gaaw pour que jigéen ñi jot ci donc am solo gu mu am solo ak kit Pastef gu nekk ci yéen ci wàllu taxawaay boobu jaadu na ñoom loolu ñuy liggéey mu di politique bu bees ñu jaarale ko ci kuréel gi ngeen taxawal te mu njaboote restauratrices yi nekk ci Sénégal gëm sa bopp dafa nekk xalaat nekk gis-gis boo xam ne li ñu ci jublu day important ñu fàttaliku nit ñi nekkut xëccoo ci wàllu politique waaye gis-gis la gëm-gëm gu ñu jàpp ne bu kenn ku nekk ci wàll wa mu nekk jàppee dana tax réew mi am beneen jéego am beneen avancement boo xam ne ñu ngi koy séentu ci Sénégal te avancement boobu li ñu gëm te li ma gëm mooy jigéen ñi ak xale yi mu di ndaw ñi kenn mënula doxal réew génne leen ci parce que dañoo nekk ay maillons essentiels kon mënuma woon bañ a teew ci ndaje mi mënuma woon a bañ a ñëw ci ndaje mi saafonte ak yéen bi ma may mun a jotee téléphone dama ne ko jour boobu dana ma fekk Espagne mais dinaa fexe ñëw le 22 ngir uniquement ñëw teewee ci seen bis boobu nde bëgguma mu doon luñ may nettali te it bi ma ñëwee ni ma fi fekkeek seen teewaay ak seen taxawaay tax na ma gën a am courage gën a dellu gëm leen yéen ci seen bopp parce que xam naa ne ku leen jàppale ngeen dem seen yoon ku leen jàppale Sénégal la jàppale ku leen jàppale yokkuteb Sénégal la jàppale maa ngi ñaan suñu borom dooleel leen gën leen a kàttanal jërë ngeen jëf. bokk ndar yaroon doon du tax mukk ma beew sa kanam yal na la yàlla rafetal lépp yàlla woyfal sa liggéey ndax ni ngay taxawoo doomu ndar yi à travers le Sénégal fu ne nga teg fa sa tànk yàlla gis na ko yoneen gis na yal na yàlla fay la jërëjëf tàccu leen loolu bu baax a baax. léegi nag bala ñuy jox kàddu gi sunu ministre bi dama bëgg mu may ma tuuti rek ñu jàll ci ñi nga xamee ne ci joŋante yi fi jotoon jaar kenn kii ñu ngi koy wax Françoise Malek mi ngi ànd ak Marie Ndoye joŋante bi ñu joŋante woon en 2016 seen association tudd Mbay Jariñoo de Tamba GIE loolu la tudd bi ñu koy gagné largement la ko gagné salade de fruits yi mu jël pee togg ba mu jël pee tàccu leen loolu waaye duma leen nag duma yu metti yal na yàlla guddal fan beneen bi ci topp mooy ñu ngi gërëm bu baax Françoise encore ndax lu tax keroog bi muy ñëw tomm nañu ci ay xat-xat mbir mi demeewul noonu waaye mu comprendre association lañ ko jox vraiment
mu jël ko taf ko ci xolam dem ba waa Tamba yi di ko recevoir yàlla yàlla def lépp. kon nag mu mel ne léegi mbir mi taxaw na ba pare di sant yàlla di julli ci Seydina Muhammad di jël kàddu gi di ko jox ki nga xamee ni moom mooy sunu ministre bi nga xamee ni mot na ndaw waaye balay loolu rek ministre bala may juum ndax la région de Saint-Louis coordinatrice bi Adja Aminata Cissé mi gunge délégation ñu ngi lay gërëm bu baax di la sargal yal na yàlla rafetal ànd bi beneen bi ci topp mooy monsieur le ministre ñu ngi lay wax ni yow doyoo bay des parce que sa yar ak sa teggin gi nga duggee fii ak ni nga cadré débat bi bu mu tey sama liggéey yombee ci yow la yal na yàlla guddal say fan yal na yàlla may la jàmm te dégg naa nag mooy ministre bi xew ci jamono mooy directeur bi xew ci jamono il donne beaucoup d'argent ah man dama bëgg xaalis Bougane xam nga tax ma bëgg xaalis parce que dama gis nii xaalis li muy faj bare na waaye li mu yàq bare na l'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître Bougane garde la ligne monsieur le ministre vous avez la parole. asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ku nekk turam ak santam di indi kàddu président de la république di indi kàddu premier ministre di indi kàddu ministre du commerce di leen wax solo bi bés di am dafa am ñaar yoo xam nag dama ko ragal dama ko bëgg ragal ko muy xam-xam man su may wax ba borom xam-xam toog du ma amati fit professeur Malick Ndiaye booy wax ba borom xam-xam nekk sa wet na nga looy wax na nga ko seetaat ko di nuyu nag ñi fi teew ñëpp ndax ku lim juum bëgguma ak maa ngi respecté ordre protocolaire bi maa ngi nuyu ñëpp dalee ko ci maire ba ci ñëpp nuyu naa leen Sénégal nag ci ni mu tëddee tey dafay dem ci ñetti pàcc ñu koy wax axe bi njëkk ñu koy wax transformation structurelle de l'économie maanaam ñu bëgg a wëlbati économie ni mu tëddee woon pàcc ñaareel bi di capital humain maanaam pour ñu wëlbati loolu ni mu tëddee il faut que mu am ay nit yoo xam ni ñooy mën a def liggéey boobu dem ci sémb boobu loolu la président Bougane di wooyee gëm sa bopp gëm sa bopp am na benn jour maa ngi sama oto di xëy di dem ma dégg Ahmed teg ko mu koy développé du dara lu dul yitte gis nga nit ki su amee yitte amul fu mu mënul àgg yitte moo tax tey tubaab jël weñ def ko ci kaw jaww dara téewu ko muy dem du ñu jinne du ñu dara nit lañu mais yitte moo leen ko may ci li ngeen nekk di tey muy restauration docteur Touré bu fekkee yaa ngi fàttaliku Grand Théâtre bi ñuy def revue conjointe bi maa présenté woon la stratégie du consommer Sénégal ci devant partenaires yi mais keroog maa ngi xamal ni dafa bëri loo xam ne dañ ko jëlee ci tubaab bi colonisation di ko jëfandikoo ci ñun looloo dem ba tax sunu balance commerciale yées tey de plus de 1400 milliards ñu war a fexe ba balance bi équilibré wu ñu dem ba am excédent wu plus de 700 milliards loolu ba tey gëm sa bopp mooy tax ñu mën fa àgg tamit mais pour ñu mën a am loolu il faut que importation yi wàññeeku li ñuy exporté yokk li ñuy consommé tamit fexe ba muy nekkul ci jun ñoo koy defar lu am solo la muy ci yéen li ngeen nekk ni tey nga xam ni dafay transformer les produits locaux dañuy valoriser les produits locaux division boobu tamit maa ko yor la promotion des produits locaux donc bu def xaw ma naar la xaw ma olof la mais li mu wax léegi nii boo wooyee waaw ci naan soow bi dafa mel ni ci loolu ngeen ma woo yéen tey waaw mu am nag ñaari thèmes yu am solo mu marqué seen journée tey bi te daaw ci am muy panel yi
ma leen di ñaan ci panel yooyu bi njëkk di autonomisation des femmes gis nga nit ki bu ko di may chaque jour jën jàngal ko mu nappi bu bonee ba mën napp dina ci jël di ko jëfandikoo te du yam sax ci jëfandikoo dina dem ba jaay am leneen lu mu ci réglé waat donc autonomisation boobu ci thème boobu ak beneen bi nga deuxième thème bi recommandation yi ciy génn maa ngi lay ñaan madame la présidente ma fexe ba jot ci recommandation yooyu di leen wax ni que le ministre dafa ñibbi si démb yow bi ma la recevoir ay audience xamal naa ne tey damay voyager tey dama war a dem Paris def am déclaration bu may def le 27 ci salon franchise mais solo bis bi tamit tax na ma ñëw teewe si ko di leen wax ni que ak direction artisanat élevage solidarité bi gouvernementale bi ba leen di wax fépp foo leen yaakaar ni boo leen fa ubbee boo leen fa fëggee seen buntu ubbee fukk fa pour l'intérêt du pays nañ ko def dafa am loo xam ni moo xaw a yàq Sénégal lu nit wax ñu ni dafay politique mais politique day defar man tey je le dis toujours man je suis un technicien du ma politicien mais tey maa ngi fi teewal le ministre kon politique mënul tàggalikoo aussi ak lu politique tey parce que ñun ñëpp ñoo bokk objectif bi lan la mooy Sénégal développé ci loolu may ubbi journée bi di ñaan yàlla def ci barke di ñaan recommandation yi ci génn mu nekk recommandation yoo xam ne bu ñu ko toppee ba jëmmal ko benn retour ci am asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu jërë ngeen jëf. baal leen ma de tàcc leen ma xool waa léegi bala ñu terminer damay laaj ñii toog ci table bi yépp ci góor ñi laa wax kan moo ci gën a boo yéen ñameewu leen de léegi kan mooy wote pour Bougane Dany Gueye ci beauté ñi ànd ak Bougane merci yéen Sénégal ñoo doy waar kan moo ànd ak le représentant du maire Moussa Sy kan moo ànd ak le représentant du ministre du commerce kan moo ànd ak monsieur Dione xanaa yéen ñëpp ngeen àndal kon xam ngeen lii mooy Sénégal yàlla na nu yàlla may jàmm ak naataange léegi nag mu mel na que ni am na suñu benn yaay ji nga xamee ni ndeysaan moom it jonganteem diplôme yëpp moo ko gagné lépp ci restauratrice tàccu leen ko waaye ca kaw la Noël ñukki ana Noël ñukki Adja Noël ñukki jógal tàccu leen ko bu baax a baax moom nag premier prix bi mu jëkk gagné 5e édition concours national d'art culinaire diplôme baa ngi nii xoolal carton rouge naa la yéen aayu leen de ngeen ànd ak seen kilifa il ko ngeen di joxal Bougane de ngeen jël ko di seet tàccu leen loolu waaye déggal lii la waaw kay lii laa bëgg cëm na wër table bi rek waaw ñu ni 5e édition concours national d'art culinaire encore prix de l'innovation ba sama yaay ak jël ba tey waaye tàccu leen jigéen ji waaye yaa baax waaye jëlal may mun a yaa ngi liggéey de ku liggéeyul doo am diplôme ku toog ni yàcc rek di añ rek di plat yi doo am dara 5e édition ba concours national d'art culinaire ba tey prix de l'innovation sama yaay nii mooy àddina ndeysaan mi ngi jooy c'est émouvant nit da ngay am jom nit da ngay am fulla nit da ngay am fayda nit da ngay bokk lépp waaye nag lenn rek moo ma jaaxal man daal bi ñëpp jàngi mu waaye man li ma jaaxal mooy léeg-léeg ma rëccal wax tubaab bu jub léeg-léeg nag ma gàtt Bougane loolu nu koy defee xanaa topp ci ñu mën ñi rek topp seen ginnaaw ñu ni politique baaxul la politique c'est l'art de bâtir sa cité am déet xam nga kan mooy politique bu mag bi kan moo daax politique ci Sénégal laaj leen ma ko mooy ki nga xam ne da nga judd di def social boobu amoo dara di teral mag ñi di teral jigéen ñi di teral ndaw ñi dugg ci néegu yàtte waaye xam ngeen fi ma jëm Bougane Dany na nga def
monsieur le ministre na nga def représentant du maire na nga def monsieur Dione na ngeen def yéen ñëpp gërëm nañ leen sant nañ leen su yëpp yi baaxee ñu sant yàlla bu baaxul ngeen xam ne ci man la kon nag mbooloo mi fu ñu jëm may mun a ci table bi wala fu ñu jëm ci panéliste yi kon nag kan lañu kon nag ma joxaat monsieur le ministre. autonomisation. jamonoy julli la mais femme restauratrice yi ñi ñu fi dajale tey dañu nekk jëmm yoo xamante ni dañu mun a jàkkaarloo mu am nag loo xamante ni lii dinañ dugg ci thème bi mais fokk ñu tënk ko da nga bëgg a yeeweeku mais yàlla dafa def gëm sa bopp mouvement boobu ngay def moi je suis enseignante de formation mais bi ma njëkkee dugg classe loolu laa njëkk a wax xale la confiance en soi moo tax bi ma déggee mouvement bi ça m'a rassuré et c'est porté par des jeunes encore c'est dommage que Omar Diop bi représenté directeur de l'ITEA dem mais dafa bokk ci sama élèves yi ma njëkk a jàngal ñu daje fi tey waxtaan nañu sax ci affaire boobu parce que dama daan dem ba Caaroy laa njëkk a jàngalee c'était des effectifs de 120 élèves 120 jeunes nga am leen ci classe yooyu xale suñu gëmulee seen bopp duñu dem et gëm seen bopp moo taxoon dañu demoon ba lépp lu fay chef de service dañ la doon indi ngay concourir pour seen réussite macha allah tey ay experts lañu ay consultants lañu tubaar fakal la donc bu ngeen indee mouvement boobu ñun def ñuy rassurer donc loolu bëggoon naa ko témoigner avant que vous ne partiez jot mayewu ko monsieur le représentant du ministre du commerce monsieur Ndiaye le représentant du maire ñu yàgg a daje ci fu jigéen ñi di woote le coordonnateur de concept mën naa ne li may dajeek may mun a yépp ci seeni la ko lay doon la délégation de la CLM madame Aw directrice qui représente aussi madame le ministre de la femme parce que centre bi ci tutelle lu ministère de la femme la nekk madame la marraine qui rassure aussi de par sa jeunesse ak lu baax li ngeen ko fi waxal yépp suñu indee autonomisation de la femme ngeen ne nan ngeen war a taxawee ci li nga xamante ni bii mooy plan Sénégal émergent monsieur Ndiaye dugg na ci wax na ñaari banqaas yi transformation structurelle lépp loo xamante ni bii meññeef la naka lañ koy jariñoo naka lañ koy sellale naka la ko nit ñi mën a jëfandikoo ba ñu génn ci jëggaan yi benn ci gëm sa bopp a ngi noonu yàlla def moom mi teew yore le consommé local li ñu fiy bayee autosuffisance en riz ñan ñoo koy togg jigéen ñi ñan ñoo koy togg yéen restauratrices yi seen thème bi am solo ndax groupe vulnérable yi ngeen ciblé maanaam ñi néew doole ay ñiy dugg ci seen restaurant yi te lu ñu yor ngeen jox leen ñu lekk jox leen ñu naan ngeen taxawu leen muy benn ci seen taxawaay ci PSE donc transformation structurelle boobu bu ñu ko dee wax yéen déjà yéen a ngi ci biir mu laal beneen pàcc bi muy amélioration des conditions de vie des populations naka la ñuy fexee ba kenn ku ci nekk góor mag jigéen ak ndaw fii ci suñu Sénégal gi di nga gis sa bopp ci lépp luy yëngu ba mën a dund ci tawféex ma ne sàkku bu deful dara du taxaw ñan ñooy sonn lool raam dugg ci seen mbaar yooyu ngeen jox leen ñu nekk am nañu xaalis amuñu ko dañuy lekk dañuy naan kon ci deuxième axe boobu yéen a ngi ci biir amélioration des conditions waaye nag li monsieur le maire wax li monsieur le directeur général wax par rapport à la qualité de l'alimentation ah foofu dañ leen fay xaar la ñuy lekk naka lay sellale ndax dafa am ay meññeef yoo xamante ni yi su ma juumee madame Aw daf may duma dafa war a jóge ci lekk dem ci nit te lu ca yàqu
dootu ko amal njariñ lu dul ay feebar la koy jural ñu koy wax ay nutriments day jóge ci yàpp day jóge ci jën day jóge ci lépp lu ñuy bay day jóge ci lépp loo xamante ni bii dañu koy jëlee ci suñu àll yi lenn li di indi doole li ci des di tabax la ci des di aar waaye am na togg buñ koy toggee dootul amatil njariñ nit ki. Monsieur le directeur général bëggoon naa dugal loolu du ma la retenir davantage dama lay bëgg a libérer comme ça ma yeggaleeg sama jigéen suñu xoolee ca lay tabax nga xamante ni bii mooy yàpp mooy jën mooy nen mooy soow loolu nga xamante ni ci ministère boobu man ca laa bokk muy ministère de l'élevage et au passage di leen indil nuyoo madame le ministre de l'élevage yàlla mi ma tim xam